plateau soir d'info ñu ngi jégalu bu baax nag ci retard bi nga xam ne am na ci soir d'info bi sunu gan gi nag moo xawoon a tardé dafa am lu ko téye woon moo ko waral di Ousmane Dia directeur des établissements publics de santé ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau soir d'info. jërëjëf madame Diallo di la nuyu di jégalu tamit ci retard bi. alors li xew xam nañ ko Kaolack dañuy gaawantu on course contre la montre gis nañu xale bu ñu ne dañ ko yóbbu ci morgue bi xale bu am 13 mois je pense ou 13 jours yóbbu ko ci morgue bi fekk faatoogul woon vraiment ñu accusé ki nga xamante ni moom mooy aide infirmière tey jii ban taxawaay da ci ministère bi am ci mbir moomu am Kaolack. waaw jërëjëf soxna Binta lii dafay loo xam ne commencé ko suñu jëwriñ ñaawlu na ko ndaxte du loo xam ne tàmm nañ ko gis ci biir hôpital ba mu amee nag. dogal yi wàcc mooy yi ñu joxoon kilifa hôpital bi mooy mu jël comme ni ñu ko yoon mayee ay mesures conservatoires yoo xam ne dina tax enquête bi mën a continuer ñu mën a def explication yi tax ba xam li ko wund ak la ko indi comme ça li ci mënti am daal ñu jël motuwaay yi tax mesure conservatoire mooy lan déjà mesure conservatoire bi njëkk mooy dañ ko naan na yónnee ki nga xam ne moom dañu ne moo def jéye bi yónnee ko demande d'explication ba pare ñu arrêté liggéeyam. arrêté liggéey bi nag day diir boo xam ne ba ñu xam li xew ñu soog a xam nag ban dal moo nar a dal ci kom bu dee amana. nee nañu dafa def faute wala dafay loo xam ne daf ko def te du coobaram mu tay ko. mais ñu ngi dire si presque que ne elle est en garde à vue est-ce que c'est vérifié ou pas. waaw confirmé nañ ñu ko tey suba parce que directrice bu ñu ko woowee daf ñu ne ay 1h du matin lañ ko jël si këram. yóbbu ko te procureur yoon commencé na def liggéeyam waaye lu ci mënti am daal mooy ñun ñaari parti yëpp ñu ngi koy xool ban taxawaay la ci ministère mën a am. alors Ousmane Dia tey jii bu ñu waxee aide infirmière moom moo wax déclaré nit dee na bind certificat wala mu yónnee ko morgue te jëlul avalu autorité ay autorité ñi nga xam ne ñoo ko supérieur tey jii lan moo xew dans nos établissements hospitaliers ñu ngi jooy déjà li xewoon Louga jeexagul Kaolack tey lu mel ni am fa qu'est-ce qui se passe c'est l'État c'est nous on comprend pas. waaw xam nga boo gisee dans la procédure de déclaration ay décès kii ku génn àdduna dafa am lu ñu ci lal parce que yàggul rek foog danaa ñetti weer monsieur le ministre dafa am benn document bu am solo boo xam ne moo signé préface ba pare dinañ ko def arrêté boo xam ne mooy tax léegi fépp fu ñuy dem dinañ ko utiliser ndaxte boo ko xoolee lépp ay procédure la dañu ne nit kuy bu génnee àdduna docteur rek moo ko mën a firnde ne génn na àdduna aide infirmière du liggéeyam léegi bu demee ba am dafa am ci biir hôpital parfois procédure yoo xam ne dañ ko fi teg ne la bu nit génnee àdduna ba docteur bi ne génn na àdduna kon bakkan bi rot na dafa am kayit bu ñu lay jox pour nga dem defi formalité administrative xam nga boo moytul nag ñàkk farlu wala ñàkk xam bu baax sa liggéey mën na tax nga jël kayit bi yóbbu ko fekk dara amagul. li xew nag mooy loo xam ne mais balaa ñu yegg ci li xew aide infirmière lan mooy liggéeyam ci hôpital. aide infirmière comme ni ñu koy waxee kuy jàppale la. mooy ki nga xam ne day def nursing kuy jàppale infirmière waaye tamit amaana bu dee am na beneen liggéey boo xam ne waaye du laal dara loo xam ne day jege kër docteur si docteur mooy médical aide infirmière kuy def nursing la kuy ñëw di jàppale infirmière wala di jàpp ñi nga xam ne ñooy faj pour que ñu mën a jël maladie mais liggéeyam foofu la nit bu amee sañ-sañ bu mel nii du benn yoon du ñaari yoon mi ngi bëgg a bare parce que on a vu ce qui s'est passé également à Karang kenn ku am malaise ñëw fekkul kenn ci centre de santé bi bu demee ba am laxisme yu mel nii au niveau de nos structures sanitaires lan moo ko waral. xam nga boo ko xoolee li ci ëpp nag man dama ne ñàkk farlu moo koy indi xam nga formation day am. ñu wax la lii mooy sa serment bi mooy tànk yaa ngi am bakkan tànk yaa ngi koy mën da ngay jël nit yi waaye bu ñu demee ba càggante commencé am. day loo xam ne ministère da ko jël en charge parce que ministère mënatul seetaan yenn yi di mën a am. mais càggante bi lan moo ko indi selon yow. bon man li ma mën a firndeel daal mooy ci enquête yu ñu def. ak li ci ëpp si mission yu ñu def si terrain bi boo moytul problème communication am na. problème miin seen liggéey ak formation am na waaye tamit problème yar am na ci loolu moom il faut ñu wax ko parce que jikko yi commencé na yàqu. c'est vrai que bu ñu demee ci hôpitaux yi du ñu wax ne état bi la mais état bi xëy na mi ngi def li mu war a def parce que gis nañu infrastructure yi vraiment nu mu développé dans les hôpitaux on a écouté la directrice même de l'hôpital tey wax que ne manqué wuñu dara mais tey jii bu ñu demee ba gis koo xamante ni sañ na def loo xamante ni vraiment waru ko woon a def est-ce que ce sont les bonnes personnes qui sont à la place qu'il faut.
waaw xam nga boo gisee lu ëpp fukki at dañuy def ay fiche de poste ne Ousmane Dia bu nekkee hôpital nekk aide infirmier lii mooy liggéeyam aide soignant lii mooy liggéeyam nit nag bu demee ba jéggi li nga xam ne moom lañ la jox nga nar a def leneen loo xam ne day méngoo ko ay yëfu docteur wala yooyu il faut mu daan sa kaw te loolu nag ñun loolu mën nañ def sanctionné bu ñu sanctionné tamit teg ay procédure ne kii fii la mën waaye nag li ci mais sanctionné jusqu'à quand est-ce que recrutement yi mi ngi jaar yoon est-ce que tey jii les politiciens demuñu indi seen ay quotas parce que ça se dit politiciens yi ñooy dem dugal seen ay quotas dans les structures sanitaires surtout dans les centres de santé mooy indi peut-être yu mel nii koo xam ne jànguloo ko ñu sant la ko aussi. xam nga parfois dinaa toog di déglu nit yi ci télé ñuy wax mais xam nga est-ce que c'est le cas. ñun mënuñu wax c'est le cas parce que ñun suñu procédure dañ ko encadré. gis nga hôpital mënoo fa dugg te conseil d'administration validé wu ko. bu conseil d'administration validé même liste bi day jaar ministère de la santé ñun ñu validé buñ ko validé ba pare day dem ministère des finances. recrutement la santé bu dee moom benn politicien moo ko jiite aussi bu ñuy indee ay quota politicien di ko rejeté. mais xam nga moo tax man la quota politicien amul parce que bu ñuy recruter dafa am ay këyit dañ lay indi diplôme xanaa nga falsifié te boo falsifié. yaakaar naa ne daan nañ fi ñu bëri ñu ngi prison. parce que dañu falsifié ay documents. ah bon am na ñu nekk prison. waaw am na ñoo xam ne vraiment porté nañ plainte ministère porté na plainte parce que falsification am na yenn i DRH porté na plainte ministre man mun naa ne nit yi casquette politique la ñu gis mais gisuñu. le financier bi nga xam ne tey moo tax ba nga xam ne équilibre am nañ ko parce que lu ci bëri yoo xam ne dafa doon am te jàppuñu ko woon tey kilifa bi ñu am ni tax ni moo tax wax yi parfois dañ ne ay du médecin mais man mii di wax sax du ma médecin waaw kay mais même directeur hôpital bi sax du médecin mais li médecin war a def par exemple keneen def ko lan moo ko waral manque de personnel bi ñuy wax. mais manque de personnel am na. ça moom du loo xam ne ñun dañ koy laam-laame. am na parce que boo xoolee fan yi rek maa ngi koy wax say naakaandoo dafa am loo xam ne mooy tax hôpital nit yi mën a reposer muy lu ñu tuddee repos compensateur mooy régime 3x8. boo liggéey 8 heures nga wàcc beneen équipe ñëw 8 heures beneen équipe ñëw 8 heures mais toll nañ fi nga xam ne ressources humaines yi doyul. ça moom dañ ko donte xarañ nañu. mais doyul moo tax te santé dafay loo xam ne c'est à feu continu. da ngay liggéey 8 heures ba suba. boo amul ku la wuutu nag vraiment dina metti. te amoo motivation parce que dégg nañu président mu ne ñu ne yokk nañu salaire yi loolu c'est une très bonne chose mais doyul. il faut aussi ñu renforcer le personnel de santé est-ce que yéen au niveau du ministère yéen a ngi ciy waxtaan pour vraiment doter structures hospitalières yi sanitaires yi de personnel qualifié qu'il faut. xam nga dañu defar benn plan bu am solo mooy lu ñu tuddee plan national de développement des ressources humaines de santé. ñu def benn document boo xam ne dañ ko tuddee guide de mobilité tey man bu ma nekkee Kédougou ñeenti at am naa sañ-sañu laaj ci guide de mobilité ñu indiwaat ma fii. mais ba pare ñu def tam lu ñu tuddee la rémunération en zone difficile képp ki nga xam ne da nga nekk ci bërëb bi nga xam ne xaw na jafe xaw na sore ñu jox la ndàmpaay boo xam ne ëpp la ñu nekk Dakar waaye xam nga li gën a am solo te parfois nit yi duñ ko wax mooy médecine dafay liggéey boo xam ne libéral la bu la neexee suba nga génn ne damay dem def clinique bu la neexee nga nekk sage-femme nga ibi paraclinique mënuñu la forcer nga toog état def na fi ay engagement quinquennaux décennaux mais toll nañ fi nga xam ne ni il faut que ñu jàppale ñu jàppale ñu mooy lan mooy xam naa ne am na politique yu ñu nar a def ci privé bi ci public loolu amaana bu ñu ko defee d'ici ñeenti at juróomi at lu bëri dinañ ko ci wàññi. mais est-ce que mënuñu légiférer sur la question parce que affaire de vie humaine la est-ce que mënuñu légiférer ci koo xamante ne dañ la affecté nga toog sinon la yoon dal ci sa kaw. mais bëgguma dem rek personnel du fa am. moo tax léegi ñu def ay mesures incitatives loo xam ne du question dañu lay dóor yar mais jéem a xool li nga gën a soxla ak li nga gën a bëgg ñu yembal ko. parce que saa yu wax bi jógee ba ñu ne nit yi war nañ dem liggéey foofu coow dana am ci dëkk bi. léegi nag peut-être ñun dañuy changer stratégie xool naka la ñuy def ba nga xam ne personnel bi dinañu mën a toog waaye li ci am solo. te yaakaar naa ne yéen ñëpp wax ngeen ko. mooy il faut que civisme ak patriotisme ñëwaat. il faut nit yi xam ne liggéey la boo xam ne. da ngay njëriñ sa askan. te mun nga ci njëriñ parce que dafay fekk nga ñëw si par vocation aussi. pour am civisme bi ngay wax ak citoyenneté bi il faut nga ñëw ci liggéey bi bëgg ko et puis nga ñëw ci par vocation. waaw mais xam nga la plupart du temps ce n'est pas ça Ousmane Dia. mais c'est pas uniquement dans la santé. boo ko xoolee secteur yu bëri léegi nécessité waaw xam nga nécessité bi dafa nekk ci secteur yu bëri. santé boo ko xoolee ñun ëpp ñu juróom 8000 et quelques personnes. mais li population bi yokkoo il faut ñu yokk. te boo ko xoolee léegi écoles yi bëri na waaye ñun contrôle bi ñu ci bëgg a def moo tax mënuñu facilement di joxe ay diplômes. léegi nag li ci am solo mooy li nga wax parce que nit ki nam booy dugg ci dara il faut nga bëgg ko. nga xam coono bi si nekk xam ne lii du loo xam ne chaque jour di nga ci dégg li la neex. alors ñu bari sénégalais yi ñu ngi am déception ci li xew Louga c'est vrai que un mois ferme baax na
parce que xëy na ëllëgee duñ ko def mais yu mel noonu yu mel ni su fekkee dafay am ñu jóg ci suuf daal di def médiation ñu teg ko ci suuf est-ce que nit ñi dinañ dem jël cas de conscience dina am ne man kat su ma defatee lii bu ëllëgee lii dina ma ci fekk. waaw madame Diallo xam nga ñun daan nañu ñu bëri ñoo xam ne médias yi yéeguñu ko. boo gisee bu Louga bi fës nii. parce que réseaux sociaux yi jël nañ ko ñëpp jël nañ ko mais am na ci ñoo xam ne tey peut-être yu situation yi bu amee ngay dégg ñu naan fii amoon na fekk sanctionné nañ leen. mais li ci am solo mooy il faut que ñu rétabliraat relation de confiance entre ñi di faj ak population bi. parce que Sénégal néew la ne ay fajkat. bu ñu continuer ñii di daw ba parce que am na ñoo xam ne bu ñu génnee ci coowu Louga bi dañu ne bés bu ma déggatee hôpital rek dañ ma ko nettali waaye dootu ma ko liggéey. bien sûr waaw parce que. mais depuis coowu Louga bi yan mesures ngeen jël déjà pour à partir des urgences parce que chaîne bi nga xam ne fa ngay jàpp egg si médecin bi chaîne boobu moom mën na laa rey déjà. waaw parce que loolu yooyu yan mesures ngeen ci jël de l'urgence au médecin. gis nga tey rek am na hôpitaux yoo xam ne ba ma leen di woo nee nañu commencé nañu mettre en place ay comité teg nañu ay vigiles parce que dafa am loo xam ne il faut que ma ñëwaat ci. waaw tey retour yu doy waar la ñu am. maanaam. mooy ay population yoo xam ne dañuy bëgg a song ay fajkat. loolu il faut ñu moytu ko. seen xol dafa tàng mais même su fekkee ne loolu faj ko. waaw du ko faj te dana mën na indi la jur loo xam ne du neex léegi nag nañu waxtaan. parce que yaakaar naa ne boo leen déggee kilifa bi lu muy wax mooy nañu waxtaan xool ni ñu koy ñoŋalee. ni nga ko waxee li ci ëpp nag ci santé formation la. il faut ñu former tey ñu ngi doon wax ci affaire urgence xool naka la ñuy organiser waatee urgence yi. waaye bu weesoo urgence yi dañu ne woon naka la ñuy former personnel bi. mais am na loo xam ne dinañ ko indi. mooy lu ñu tuddee évaluation des pratiques professionnelles. yow mii di infirmier. médecin li ngay liggéey est-ce que loolu ak dëppoo nax yoon wala dëppoo ko bu dee dëppoo ko. ñu former waat la waaye tamit dafa am loo xam ne dañu ne kilifa bi nee na nañ ci ñëwaat. mooy jikko yi bu ñuy recruter nañu def léegi ay enquêtes psychologiques psychosociales. xool ndax ki ñuy recruter mën na liggéey ci biir hôpital parce que parfois nga daje sax ñu doy waar. loolu doy na waar de. kon yéen bu ngeen recruter du ngeen def enquête yooyu déjà. dinañ ko duñ ko def nu mu waree mooy c'est-à-dire defal ko pour personnel bi yëpp. mais li ci ëpp ci personnel yi bu dee ci hôpitaux yi da ngay dem ressources humaines. ak assistance sociale yi ñoo leen di recevoir wax ak yéen. bu ñu waxee yéen ba pare ci la ñuy commencer entamer procédure bi xool ci candidat yi ñuy sélectionné. ministère léegi dafa duggaat ci boobu commencé nañ ko bu yàgg ci hôpitaux yi mais ministère léegi dafa ci bëgg defaat benn jéego bu ëpp lu ñu doon def mooy dañu bëgg léegi képp ki nga xam ne même ministère da lay recruter nga aw par comité de sélection boo xam ne dinañu xool sa jikko daal ndax méngoo ndax liggéey ci biir santé. mais mën nga ko wane foofu dem fee wane leneen aussi c'est pas facile li ngay wax rek citoyenneté bi foog mu am ci puis nga bëgg li ngay def. waaw mais ñu daan mooy fu mu nekk nii bu dee da nga ñëw wax def lii mu waroo ak li nga wax nañu daan mooy nañu sanctionné parce que sanction tamit du question ne dafay luus metti mais day loo xam ne tam mën na tax nit ki gën a farlu gën a def ndànk si lu muy def ba pare mën ko def ni mu si anam ñu war. alors bu ñu waxee le petit personnel c'est-à-dire avant ngay egg si médecin bi y a également les médecins da ngay dem hôpital ñu convoqué les 6 heures du matin médecin bi bu egg see 11 heures balaa ngay dugg 16 heures na la fekk wala 17 heures un médecin il est entre les consultations entre les cas d'urgence entre aussi peut-être privé yi mu war a def yooyu yëpp est-ce que yéen a ngi koy xool. xam nga moo tax ma ne ñun duñ def langue de bois parce que kilifa bi man damay fàttali léegi mu mat ñetti at incha allah ba mu may tàmm di ma naan dama bëgg nga jiital ma fi daf ma ne am na loo xam ne bés boo ko defee ba mu mucc ayib man maa lay njëkk a décorer mooy na nit yi mën a ñëw waxtu liggéey si ba pare wàcc 6 heures. loolu amul de. waaw loolu amagul am na hôpitaux yoo xam ne am na parce que dafa am système dina am système de garde am système d'astreinte mais am na hôpitaux yoo xam ne vraiment il faut ñu góorgóorlu pour que nit yi di liggéey ni mu waree comme ça population bi di parce que boo ko xoolee population bi une heure ñu dootuñu ñëw hôpital. mais dañuy teel a xëy ñëw. waaw ñu gis médecin bi. mais parce que dañuy yaakaar tamit ci seen inconscient que à partir de une heure hôpital tëj na. waaw yooyu nag la ñu bëgg a commencer di changer ci communication formation. ak di aspect communication c'est très important parce que am na la charte du malade aussi xamuñu ko sax buñ la tooñee am nga foo war a jaar pour mu yegg ci kilifa gi. waaw loolu mooy vulgariser wuñu ko bu baax mais boo ko xoolee dañu ne woon si bi ñu koy tàmbali en 2001 dañu ne hôpital boo dugg si bunt bi rek war nga gis charte du malade waaye nañu def lu ëpp loolu mooy nañ ko traduire si langue nationale yi mais aussi nañuy fàttali nit yi seen àq seen yelleef ci biir hôpitaux yi boo ko xoolee tey sax commencé nañ élaborer li ñuy wax charte des urgences comme ça képp ki nga xam ne da nga ñëw ci service urgence yi nga xam lan moo fa war lan moo la war lan lañ la fa nar a defal comme ça kenn dootul ne
xamuma li tax man ma dugg ci biir hôpital. mais aujourd'hui tey foofu la ñuy jeexalee xam naa rapidement urgence yi ça pose problème parce que sapeur pompier yi léegi boo leen woowee sa pour urgence dañuy bañ dañuy wax que il faut nga dem ci préfet wala nga dem ci au niveau de la police parce que bëgguñu jël malade aussi hôpital bu ñu dem ñu ne la du fi. waaw loolu tamit ndax ngeen koy régler yooyu itam c'est un grand problème. parce que régler dañ ko ci régler bu yomb boo ko gisee dañu mettre en place dispositif SAMU. normalement sapeur pompier organisme de secours la. mais bu dee dañu nar a yóbbu ci biir hôpital dañu ne léegi. képp ki nga xam ne gaañu nga ci biir tali ci biir kër wala fu mu munti doon. ñu nar la dugal ci biir hôpital il faut nga jaar par régulation 15-15. boo jaaree 15-15. 6 heures nii heure bi waa SAMU xam nañu ñaata lal tey ñoo nekk Dakar yoo xam ne mën nañ fa teg malade. kon ñoom bu ñu awee par régulation bi. dinañu def lépp ba SAMU moo lay placé parce que dafa am loo xam ne madame Diallo dañ ko wax te mu am solo. dañu ne bu kenn ñëwati hôpital. ñu bañ la xool. nañ la xool bu dee nag amuñu place ci biir hôpital bi. SAMU ñëw wuutu yóbbu la ci hôpital boo xam ne di nga fa am place. mais ça ne se passe pas toujours comme ça. waaw mais yooyu yëpp ni ngi koy améliorer parce que SAMU tamit dañ commencé di ko déployer dans toutes les régions parce que boo gisee am nañu ñeent SMUR. dinañ ibbi Kolda ak Ziguinchor yaakaar naa ne bés bu ñu demee ba dëkk bi yëpp am ko. lii dana yomb incha allah. ñu ngi lay gërëm heure bi jot na Ousmane Dia. merci beaucoup mais Fatou Ndiaye directeur des établissements publics de santé gërëm la bu baax daal di dem publicité gannaaw publicité yi Mamadou Mohamed Ndiaye dina fi teew pour le journal.